Voilà, très bien. Ñu ngi ak président de l'union nationale de l'union nationale des consommateurs du Sénégal. Hein? Donc Yatma Guissé mu nekk tamit administrateur au niveau du conseil d'administration de l'hôpital régional bu Ahmed Sakhir Ndiéguène bu Thiès. Alors président tey ñu nekk ci beneen contexte muy deuxième vague Covid 19 taxawaay bi ak hôpital régional ci wàllu li nga xamante ne rek mooy toujours mesures barrières yi mais également ci dispositif sanitaire yi nga xam ne jël nañ ko ci fan yu wees ba mu jubal sax ci ab état d'urgence assorti d'un couvre-feu de 21h jusqu'à 5h du matin li ñu mel président ñu bëgg rek nga àddu ci. waaw laaj nga laaj bu am solo Oumar parce que deuxième vague bi nekk na mbir moo xam ne actuellement war na jaaxal képp koo xam ne da nga nekk sénégalais ba tax na wax dëgg yàlla ñun fan yi ñu weesu rek ci semaine bi le président conseil d'administration bu hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène def nañu ak moom rencontre avec le directeur de l'hôpital alors ñu examiner lépp lu jëm ci mbirum deuxième vague bi ak li wër alors hôpital bi yépp nekk ay difficultés yoo xam ni yu ci am rek ñu taxaw ñu waxtaan ci ba tax na képp koo xam ni tey da nga dëkk Thiès ak li ko wër wala nga dëkk sax ci Sénégal war nga xam ni vraiment coronavirus bi mu ngi ci biir dëkk bi rawatina fii ci suñu diwaan di diwaanu Thiès ba tax na nekk na responsabilité boo xam ni war na képp koo xam ni kilifa nga wala nga nekk ci borom kër nekk ci dëkk bi war nga mën a sensibiliser sa njaboot sensibiliser koo xam ni yilif nga ko bu muy ci organisme wala muy ci politique wala muy ci lu mën a doon war nga génn wax ak sa askan sensibiliser leen ci di takk masque yi fépp fu ñu toll di moytu rassemblement yi te it di raxasu fépp fu ñu toll ak saabu ak di laal gel loolu war na képp koo xam ne responsable ngay def sensibilisation bu ci plateforme yépp nag bàyyiwuñu fenn ndax fii mu toll nii l'heure est très grave parce que tey boo ñëwee fële au niveau de l'hôpital cas yi ñu ngi foofu effectivement am na ñoo xam ne nag toujours ñoom kenn mënu leen a gëmloo dara dañ naan am na wala amul waaw waaye nag dañu war a gëm ndax képp koo xam ni ñàkk nga ci sa mbokk xam nga ni mbir mi am na te ku ne gis na ni temps yi décès yi bari na rawatina nag fii ci diwaanu Thiès cas yi bari na ci district sanitaire bi ñu nga fa saayoo demee même ici au niveau de notre hôpital cas yi ñu ngi foofu kon nag képp koo xam ni yaa ngi ci biir dëkk bi booy génn sa kër war ngay laal say loxo ci gel war ngay takk sa masque war ngay sensibiliser di moytu dajaloo yi di respecter distanciation yi loolu rek moo fi mën a jële li nga xamante ni moo fi xew te xew ci àdduna bi yépp ba tax na loolu ñu ngi ciy bàyyiloo xel képp ku mu mën a doon ñu ngi lay bàyyiloo xel ci mbir mi pour que yàlla yemale ko fi ndax nekk na mbir moo xam ne mbir mu metti la wax dëgg yàlla ñoo ngi koy jooytu bu baax a baax pour que nit ñi jël ci seeni responsabilité pour que mbir mi ñu mën a tàggoog moom rawatina fii ci suñu diwaan di diwaanu Thiès. alors président est-ce que matuwaay yëpp jël ngeen ko ci hôpital régional wala ak ci mbooleem ki nga xamante rek moom mooy structure sanitaire yi ci Thiès. waaw loolu ñun li ma ci mën a wax au niveau de notre hôpital vraiment le directeur de l'hôpital jël na toutes les dispositions ndax boo ñëwee pour nga dugg ci hôpital bi rek déjà c'est un problème il faut ñu xool la bu baax a baax ak noo fay duggee boo fa duggee bala ngaa dugg ci biir di nga raxasu ak saabu dinañ la jox gel nga laal balaa ngay dugg te di nga takk masque ku takkul masque duñ la may sax priorité ngay dugg foofu ci biir. alors toutes les garanties daal am na au niveau de l'hôpital boo duggee hôpital à tout moment ñu ngi pulvériser ñu ngi nettoyer muy set alors hygiène baa nga fa partout fépp leer na nañ képp koo xam ne am nga habitude dugg fa boo fa duggee xam ni directeur bi nga xam ni moo fi nekk wax dëgg yàlla di Alioune Faye liggéey na fa liggéey bu jéggi dayoo ci jamono bi ñu toll moom ak son staff bi nga xam ne moom moo nekk ci wetam ànd nañu ñoom ñaar liggéey fa ay liggéey yoo xam ni képp ku bëgg a ñëw xool mën nga cee teg baaroom muy le directeur et son staff donc loolu nekk na loo xam ne mën nañ ko wax fii ñëpp dégguñu donc
alors na nit ñi gën a fogaru rek la ñuy wax pour que cas yi gën a mën a wàññeeku ci hôpitaux yi loolu daal la ñuy digal kenn ku nekk. alors très bien président Yatma am na tamit beneen xibaar boo xam ne dañ ko jot donte sax lijjanteeguñ ko muy ni am na ab hélicoptère buy ñëw diggante àllukaañ ba Sën Wolof bokk ci Kër Moussa di fa sànni ay carton yoo xam ne bu ñu ko dajjee dañ ci gis ay weñ maanaam ay insectes wala boog ay muus comme ni ñu ko xamee li ni mel est-ce que am ngeen ci information. waa xam nga loolu dafa nekk loo xam ni lu garaaw la loo xam ni ñoo ngi koy déggandeem mais amaguñ ci lu concret loo xam ni mën nañ ko wax waaye loolu liggéeyu état la te je crois que état bi bu loolu amee état jot na ci te dinañ ci jël ay dispositions ndax état dara ump ko te yaakaar naa ne jot nañ ci ndax loolu kenn mënu ko sëggaale ci jamono bi ñu toll ndax nekk na un danger public boo xam ni kenn mënu ko nangu ci moment bi ñu toll kon nag yaakaar naa ne bu fekkee ni autorités yi yëg nañ ko wala yëguñu ko loolu war nañ cee taxaw pour aar seen askan ba xam ni loolu moom nekkul loo xam ne mënees na koo nangu dans un pays vraiment boo xam ni c'est gouvernable ça c'est pas possible waaw. alors très bien en tant que tey ci partie bi nga xam ne yéen ko yor muy usagers yi nga xamante ne ñuy jëfandikoo hôpitaux yi rawatina hôpital régional est-ce que tey conditions yi soppeeku na. waaw effectivement depuis l'arrivée ni ma la ko waxee léegi rek alors du nouveau directeur Alioune Faye quand même am na ay changements te changements yi mën nañ ci teg baaroom soo duggee ci bunt bi actuellement alors da nga daan gis rang bi bari nit ñi seere mais bi mu ñëwee li mu njëkk a def mooy yokk guichet yi yokk na guichet yi ba nga xam ni xam nga hôpital régional dafa nekk hôpital bu mag boo xam ni boo ko xoolee bari na ñoo xam ne alors waxuma région Thiès waaye ci yeneen région yi sax dañ fay jógee taamu hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène da ngay gis ñu jóge Touba da ngay gis ñuy jóge Louga da ngay gis malade yu jóge même à Dakar ñu di leen indi ci biir hôpital bi loolu nag alors nekk na loo xam ni yaakaar la te yaakaar jooju fas yéene wuñ koo tas ndax am nañu wax dëgg yàlla ay médecins yoo xam ni sont formidables am nañu ay sages-femmes yu formidables am nañu ay fajkat yoo xam ni du question ni dama leen di tàgg mais loolu moo am te itam lépp ñu ngi koy teg ci yoon au niveau de cet hôpital waaw au niveau de cet hôpital rawatina nag mbas mi ndax ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci conseil d'administration bi jël nañu ay dispositions joxe ay instructions ba lépp loo xam ni ñi ngi koy def pour que distanciation di am ci malade yi ak ñuy toppatoo malade yi usagers yi di leen toppatoo ni ñu leen war a toppatoo ci biir hôpital bi te loolu defe naa ne ñu ngi ci te itam loolu duñu ci musa deñ fu ñu toll ñoo ngi ci hôpital bi alors bëgg ñuy traiter usagers yi d'une manière exceptionnelle ba képp koo xam ne alors feebar nga ñu indi la muy accueil wala muy urgence alors ñu toppatoo la ni mu waree moom kay xëy na lu ñuy interpellé waat di ko wax mooy état gën ñu jàppale ci plateau technique bi bien que sax alors plateau technique bi pour le moment alors mais lu ñu ci gën a jàppale aussi du doy gën ñu jàppale alors vraiment ci plateau technique bi loolu aussi mënuñoo wax ba yeggale te waxuñu ko waaw parce que plateau technique bi moom plateau technique bu ñu ci jàppalee rek situation bi dina gën a amélioré wu te loolu dina gën a dalal suñu xel dina gën a dalal usagers yi waaw ba tax na disposition yëpp moom Omar jël nañu ko pour que alors vraiment corona bi nit ñi vraiment mu mën a wàññeeku ci biir hôpital bi nit ñi aussi vraiment ñu gën a mën a taxaw xam ni ay kilifa lañu te bu fekkente ne dañ la ne takkal masque ngir aar sa bopp aar sa njaboot aar ñi nga nekkal mais defe naa ni loolu ñi la bëgg rek ñoo la koy wax te loolu kenn ku nekk war nga ci aar sa bopp waroo xaar sax ñu di la ko wax waaw donc loolu rek moo fi mën a jëlee jàngoro bi te bu ñu ko defoon fii ak ñaari weer ñetti weer rek léegi jàngoro bi génn ci biir réew mi waaw. très bien président dañuy ñëwaat rek ci li nga xamante ne toujours mooy hôpital régional bu Thiès jafe-jafe amoon na seen diggante ak IPRES fan la mujj. waaw jafe-jafe boobu d'ailleurs waxtaane nañ ko au niveau du conseil d'administration parce que loolu sax man maa ko soulevé parce que mënuñu accepter vraiment ñi nga xam ni c'est des retraités depuis. alors ñu nekk fi ñu daan am lettre de garantie alors di mën a sauvegarder seen wér-gu-yaram ak seen wér-gu-yaram mu njaboot bu ñu ñëwee ñu defal leen prise en charge au niveau de cet hôpital ñu dem ba ñu arrêté loolu. c'est parce que boo gisee ñu arrêté ko aussi hôpital bi dafa dem ba coronavirus bi dafa weñaar alors moyens yi nga xam ni moom la am di ko doxee ba tax na loolu moo taxoon mu supporter situation boobu mu métti lool parce que entre 2017 ba 2018 bu fekkee ni somme bi dem na ba ñu di ko calculer à 89 millions loolu xam nga ni metti na ci un hôpital mu di ko yenu ni Thiel ba pare di def prise en charge bi ku ñëw indi lettre de garantie ñu jël la en charge
plan Sésame bi di dox de 0 à 5 ans alors dégg nga yooyu yëpp nga xam ne état moo ci dugal loxo muy dox ci biir hôpital bi loolu moo waraloon ñu arrêté ko booba ba nga ni diglu IPRES nag booba ba léegi benn jéego defagu ko du benn jéego ñëw nañu rek bu ñu ma déggee daal ma wax nii comme ci presse bi di nga gis ñu def action wane ni ñëw nañu foofu mais bu ñu fa ñëwee aussi boobu ba ñëwuñu fi dara lu dul ay wax ak loxoy kese loolu nag ba tax na ñu ngi interpeller le président du conseil d'administration de l'IPRES parce que suñu conseil bi il y avait son représentant te c'est moi qui avait soulevé la question mais ba nga ni amagul saafara te loolu dafa war a am saafara ndax hôpital ku bëgg mu dox alors te ngay citoyen sax dañ lay woo ci dëkk bi nga yor dara nga war a ñëw jàppale hôpital képp ku dëkk ci région bi wala nga dëkk même ci sous-région bi wala foo mën a nekk te nga xam ne ci région Thiès nga nekk te nga am ay moyens war nga koo jël nekk un bonne volonté dugal ko ci biir hôpital bi ndax am na bonne volonté yoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi te seen loxo jógul benn yoon ci biir hôpital bi mënuma leen citer fii di leen tudd waaye am na fi waaw ñeneen ñi aussi nañu jéem a góorgóorlu def ni ñooñu te xam ne jàppale hôpital bi nga xam ne moo nekk sa région wàññeewul dara loolu daf lay jëmale kanam rek wala du la jëmale ginnaaw waaye nag IPRES moom il faudrait que le conseil d'administration surtout le président Racine Sy war na gestu hôpital régional bu Thiès ba dette bi mu jëm ko fay bu doon ni booba ba nëga ni sax am na luñ ci dugal kon nëga ni alors dette bi mën nañ ne jeex na waaye bañ dalee wax ba nëga ni defuñu benn effort te situation yaa ngi ni metti bay bëgg a dee waaw retraité yaa ngi nii ba fii may wax ak yow ba démb am na retraité yoo xam ne bi ñu demee IPRES fayeekuñu dañ leen ne xaalis bi jeex na xam nga loolu lu ñaaw la ba weer wi deewee ba nëga ni tey ba ñuy dugg le 18 le 19 vraiment bay dugg le 20 te alors da nga bari ay retraité yoo xam ne am ay veuve am na veuve yoo xam ne démb foofu la ñu yendu au niveau de l'IPRES ba léegi alors jotuñu seeni salaire mu nekk lu ñaaw lu metti loo xam ne alors vraiment war nañu gën a xoolaat IPRES vraiment loolu daal war nañ ko gën a seetaat ñu di ci interpeller le président de la république yàgg nañ ko ci interpeller war na ci réagir parce que réagir ci nag dafa jot réagir politiciens yi fi nekk aussi jege président de la république war nañu réagir ci xool le troisième âge coono yi nga xam ne ñoo ngi koy daj au niveau de la poste c'est très difficile métti na te yàgg nañ ko jooy te ñoom it ñu ngi koy jooy waaw ci wax muy usagers yi au niveau de la poste muy retraité yi veuve yi ak ki ni mel boobale dañuy gis poste finance yi nekk fii ci Ngent wala yi nekk ci poste bu mag bi ñu gis ay vraiment rang yoo xamante ne yu jéggi dayoo la et 24 heures sur 24 situation boobu est-ce que yéen interpellé ngeen ci état mais toujours ñu interpellé leen mënuñu dudul alors ñi nga xam ni c'est des politiciens ñoom itam ñu nekk ci biir dëkk bi te jege le président Macky Sall ñu war ñu mën a dégg war a def alors vraiment ay intervention ci situation bi nga xam ne troisième âge ñu ngi koy dund au niveau de la région de Thiès même poste yu ndaw yooyu nga wax muy Ngent muy alors ba nekk Grand Thiès marché Grand Thiès mooy ba nekk Angal Lawbe ak ba nekk feneen pour ñu jot xaalis sax léegi pour fay c'est un problème poste bu mag bi dañuy toogloo paa yi ba dañuy miir boo fa rombee yaa ko gis sa yaram sax dafay daw dañuy dem ba ci yàgg ñu ne xaalis bi ñu leen joxoon jeex na mais loolu naka la mën a amee dans un état qui fonctionne te ñu di leen interpeller te loolu ñu xam ko mag ñi di miir di daanu foofu mais loolu xam nga rafetul te it fa ñu nar a mujj vraiment souhaité wuñu ko ñaanuñu ñu yegg fa parce que nag actuellement vraiment troisième âge sonn nañu de te jël nañu ay dispositions def nañu wut nañu ay groupe de sensibilisation pour mën a tase xool naka lañ koy xeexee bu ñu toogee nag bañ naan retraité yaa ngay marche vraiment loolu dina nekk lu ñaaw ci fii ci biir Thiès vraiment te loolu bëgguñu nu yegg fa kon nag vraiment Racine Sy PCA vraiment IPRES waxal di verser pension yi heure bi ñu ko war a verser parce que retraités yi dañoo war di jot seen salaire à l'heure issue mais bala ñu ko jot daw bay bëgg a dee ñu naan leen xaalis bi jeex na xaalis bi dem na fii jaar na fii yooyu dafa war a jeex te le président de la république daf ko war a yëg te ñi nga xam ne ñooy ses représentants ay ministres yoo xam ne ñu ngi fii ci biir Thiès te loolu umpu leen ndax bis bu ne ñu ngi koy dégg loolu ñoom ñoo ci war a dox ay tànk xam ne dañ leen a fal pour que alors quand même ñu war a mën a wax ak Thiès waaye nga xam ne ñoo tax ñu fal leen ñu mën leen a jàppale ba alors troisième âge ñu leen fay à temps. Voilà très bien président Yatma situation beneen bi mooy tey situation bi lëmbee Thiès gis nañu boutiquier détaillant yi génn nañu daal di jàkkaarloog taskatu xabaar yi wax seen nakara ci rek tere bi ñu leen tere jaay mburu mu nekk nag situation yoo xamante ne état jëloon na ci ay matuwaay laata li di ñëw yàgg na yéen yàgg ngeen cee wax di wax ni vraiment boutique yi waruñoo jaay mburu dañu war a jël toutes les dispositions sanitaires nécessaire pour rek mën a amal li ni mel waaye boobu ba léegi gis nañ ni fan yi ñu nekk déclaration yu bëri na
ñëpp a ngi wax ku ci nekk ngi wax est-ce que tey yàpp ma en tant que président union nationale des consommateurs du Sénégal lan ngay àddu tey ci jafe-jafe bi nga xamante ne ñoom boutiquiers de temps yi ñu ngi koy soulever ak tamit état bi réforme yi nga xam ne indi na ko tey ci li nga xamante ne rek moom mooy jaay mburu bi. jërëjëf Omar defe naa ni umpale woo ko teewoon nga fa alors matagul weer le directeur du commerce intérieur ñëw na Thiès chambre de commerce ñu woo tous les acteurs au niveau de la boulangerie ñu taxaw def waxtaan ci nouvelle réglementation yi nga xam ni moom la ñu indi ci nouvelle réforme yi nga xam ne au niveau de la boulangerie loolu defe naa ni képp koo xam ni acteur nga te bokk ci defe naa ni fekkee nga ndaje moomu boo ko fekkewul it defe naa ne war nga cee mën a am ay information waaw mu nekkoon nag ndaje moo xam ni ndaje mu am solo la woon waaw ñu yëkkati toutes les revendications teg ko fa de sensibilité yoo xam ne alors askan wi dañ ko war a xam jëmale ko ci boulangerie naka lay doxee te lépp nag ñu teg ko ci ay règles ndax lu mu ci mën a doon boo seetloo am na décret le 6 février 2004 si je ne me trompe pas alors tegoon na les nouvelles règles alors de distribution au niveau de la boulangerie et de la vente de pain yooyu yëpp nag dañ ko wéralaat boo yëree tey décret bi ci kaw waxtaan wi boo xoolee décret bi tey article 6 ba article 7 ñaari article yooyu rek mën naa la ko tegal doy na sëkk ci waxtaan ndax alors distribution mburu mi ci boutique dafa am lu nu ci taxawaloon lu wér loo xam ni ba nu ko taxawalee bu njëkk ba dañu ne woon alors jamono yooyu ki nga xam ni moo yor boutique di jaay article yi nekk ci biir boutique bi mënuñu koo permettre muy dagg mburu alors di ko xar di ci def chocolat wala di ci def beurre bu wëlbatikoo delluwaat di laalaat yeneen article di ko jaay ba ñu waxoon ne leen nañu aménager defar ay genre alors contreplaqué yoo xam ne dinañu mën a dugal ci mburu mi ci biir alors mu xaw a nëbbu ba feeñ bi nga xamante ni boutique bi attanul di jël beneen emploi boo xam ne dafay toog ci biir di jaay mburu léegi nag nouvelle règle yi bi mu ñëwee dañu leen wax ne la mënuñoo jël mburu di ko jaay ci boutique bi mais il faut ñu aménager biir boutique bi aménager soit muy étagère boo xam ne dañ ko defar lu tolloog 1 mètre et demi wala 2 mètres ci kaw nga xam ne poussière du fa jege dara du fa jege ñu couvrir ko wala alors ñu aménager casque boo xam ni moo nekk ci biti te casque boobu bu ñu koy def sera une casque boo xam ne sera en aluminium boo xam ne bu silvissé bu set lay doon ñu di fa teg mburu di ko jaay waaye jaay mburu moom ci biir boutique wax dëgg yàlla loolu alors décret bi daf ko tere te defe naa ne loolu ñoom umpale wuñu ko waaw waaye nag terewuñu ku aménager alors étagère boo xam ni wax dëgg yàlla dina nekk 1 mètre wala 2 mètres ci biir boutique bi nga tege ko de côté spécialement nga xam ne di nga fa dugal mburu mi dara du ko jege weñ du fa jege leneen du fa jege loolu mën nañ ko tolérer waaye nag di jaay mburu mi ci biir boutique bi loolu ku ko def service d'hygiène a ngi ci terrain bi wax dëgg yàlla ak direction du commerce te loolu yàgg nañ leen ci avertir te coow li yëpp loolu rek moo ko indi donc alors ñoom je crois que bu fekkee ni ñëwoon nañ ca réunion ba alors waroon nañu xam ni décret bi tëral na loolu ndax kenn ku ci nekk jox nañ la décret bi on l'a distribué à tout le monde ku fa nekkoon ca réunion ba jot nga ko xaw ma nag ña nga fa woon xaw ma ndax nekkuñu fa woon waaye loolu alors ku ko def ci biir boutique di ko fa jaay bu service d'hygiène ñëwee wala direction du commerce seen liggéey la ñu def dinañu dal sa kaw loolu moom il faut que kenn ku nekk xam ko ndax ñun ñi nga xam ne ñooy consommer mburu mi aussi dañu bëgg ñu sécuriser mburu mi waaw parce que il faut ñu sécuriser ko parce que ku nekk gis na ni corona bi tax nañu war a gën a mën a sécuriser mburu mi teg ko ci condition yu baax ki koy jaay man di takk ay gants di ko sol ni ko décret bi waxee nga xam ni loxoom du laal fële di wëlbatiku di laal mburu dégg nga mu man ki nga xam ne day ñëw di jënd mburu kenn du ko mën a contaminer donc loolu il faudrait que nit ñi bàyyi ci xel ndax danoo bëgg ku ñu sécuriser ndax mburu mi ñun saa yu xëyee bu nu ci ndekkiwul dinañ ci añ mbaanu reer ci mais àlla kuli alin nag kon ñoom itam ñi nga xam ne c'est des boutiquiers nañu xam ni ñun dañuy aar suñu bopp ñun consommateurs yi du ñu nangu ñuy jël mburu mi di ko jaxase ak yeneen article di jaay loolu moom ñun ñoo ko njëkk a bañ te képp ku ko def nag bu boobaa yow yaa tooñ sa bopp waaye décret bi tere na ko waaw. distribution bi ci boutique yi wala ci yenn gox yi fasantikoo yi ay jakarta ñoo ko daan def léeg-léeg sax ay saret ñu koy gis ñu yeb mburu di ko séddee li ni mel est-ce que décret bi sóoraale na loolu décret bi sóor na ko ku ko def décret bi dina dal sa kaw waaw muy jakarta yi yooyu yëpp dañ ko rewe ko woon ci réunion bi muy jakarta muy kalando muy taxi ndax yooyu yëpp dañ ko daan gis
ci biir boulangerie ci yenn yi du ñëpp nag ci yenn boulangerie ñuy transporter mburu mi mais dafa ñaaw yenn saa yi nga daw ci tali bi sax taseeg benn jakarta vraiment dina yor lu mat 5 saako yoo xam ne mburu la ci def ci ngelaw li di farara rek moom am keneen ku mu supporté mu yor ay saaku di farara rek moom mais loolu lu ñaaw la te ay nit a koy consommé nga gis ñi nga xamante ni ñooy plateau yi nga xam ni ak restaurant yi nekk ci mbedd mi ñoom itam ay 4 heures du matin wala 5 heures du matin ngay gis alors livreur bi ñëw wàcc ci jakarta ñëw tegal leen saaku mburu bu ñëwee teg ko fa doo gis kenn ku fa nekk saaku mburu bi mën naa ne dina fa nekk de 5 heures ba 6 heures ba 7 heures borom mburu mi door a ñëw xam nga loolu sécurisé wul jinax mën na fa jaar mbuut mën na fa jaar lu ne mën na fa jaar yooyu yëpp c'est formellement interdit surtout nag jamono yi nga xamante ni corona baa ngi dox ci biir dëkk bi képp koo xam ni muy service d'hygiène muy direction du commerce wala muy association de consommateurs ñëw nañu gis loolu nga di ko def ay sanctions moom dina dal sa kaw parce que nag il faudrait que loolu yàgg nañ ci wax il faudrait nit ñi xam ko nag sécuriser seen bopp avant tout door a sécuriser nag alors ñi nga xamante ni ñooy jëfandikoo mburu mi jaaduwul ngay jël mburu di ko teg ci ay oto yoo xam ni te moo fi nekk bis bu ne nga jàpp leen ci biir dëkk bi ay oto yoo xam ne transport sont pas habilités à transporter des pains ay voitures particuliers lañu ñu jël leen alors di sarse ñoom mburu wala nga gis alors taxi boo xam ni day yëpp ay nit mu sarse mburu ba fees dell ci biir dëkk bi rek ñu ngi koy gis bis bu nekk léegi nag disposition moom service d'hygiène gën na koo jël ndax wax nañ ceeg ñoom wax ceeg direction du commerce te nag waaw daan yi moom metti na lool wax dëgg yàlla daan yi moom jóge na de 20 000 francs jusqu'à alors 200 000 yéeg ca kaw waaw kooku moom amul sax bilaa xalaaf képp kun ci jàpp daan yi moom dina metti kon nag nit ñi war nañ koo moytandiku ñu yor seeni oto yoo xam ni sont pas habilités à transporter des pains nañu ko moytu ñi nga xamante ni aussi ñooy ñi nga xam ne ñooy borom boulangerie yi nañu xam ni boulangerie boo koy implanté article bi wax na ko dafa am distanciation boo xam ni diggante boulangerie ak morom ma war naa nekk distance boo xam ne dina mat 500 mètres daanaka genn wàll kilomètre waaw ba nga door fois sanc te booy sanc boulangerie aussi da nga war a am licence te am na fi ay boulangerie yoo xam ni ñu ngi fi amuñu licence dañuy liggéey te seen liggéey boobu ñuy liggéey teguñu ko fenn ay xaaju tonne la ñuy jënd ay 10 sacs wala ay 5 sacs bu ñu jógee ñoom itam di ginnaawu di dem di jaay mburu moomu ay baguette 100 francs yooyu aussi dañ koy dénoncer encore te xam ne direction du commerce ak service d'hygiène ñu ngi seen i tànk bu fekkee ne da ngaa jóg bëgg a liggéey te fa seenee liggéey da ngay dem wut say këyit yu valable yoo xam ne dina la may nga liggéey bi nga xam ni mooy liggéeyu mburu boo ko amul dina indi leneen loo xamante ni vraiment lu jaaduwul la ndax ca réunion ba xamal nañ leen ni Thiès amul dara dawal jakarta rek moo fi am usine amu fi dara amu fi yi fi nekkoon tëj nañu waaye nag lu bon boulanger yi fi nekk actuellement dina def ay emploi kon nag nañu woyofal mbir mi ci ñoom ba tax na ñoom itam ñu mën a jël ay emploi waaye nag ci kaw woyofal boobu ñu jël ay emploi aussi liggéey bi nañ ko teg ci anam yu sell ndax anam yu sell la ñu soxla waaw te am na ñoo xam ne nag ñu ngi ci ba léegi boo demee seeni boulangerie du ñu jakarta du fa dugg seeni oto la ñu yor yu normal yoo xam ne ñooy distribuer seen pain mu ngi fii waaw waaye nag am na ñoo xam ne y a des brebis galeuses ñooñu nag ñu ngi ci seen kaw rawatina jamay coronavirus bi ku ci nekk xam na ni am jaay ma mburu egseegul Thiès mënagu fee nekk waaye nag nañu respecter li nga xam ni décret bi moom la wax pour que alors ñu mën a teg yëf yëpp ci yoon c'est ça je crois que boutique yi nga xam ni ñoo fi nekk di yuuxu wax dëgg yàlla nañu xam ni mbir mi ñëpp bëgg nañu liggéey kenn mënu leen a xañ liggéey ndax ku nekk xam na ni dëkk bi liggéey amu fi waaye nag liggéey boobu ngay liggéey aussi da ngay nangoo conformé wu ak li nga xam ni moom la loi bi tëral nga di ko def waaye li nga xam ni aussi wax dëgg yàlla baaxul ci consommateur bi nga nekk sax yow baaxul ci beneen consommateur bi nga xam mooy ñëw di jënd mburu mi mais loolu waruloo koo accepter sax di ko def moo tax maa ngi interpeller le président des boutiquiers mu xam ni lii nga xam ni moom la wax ak nii nga xam ni moom la taxawee il faut mu soppi doxin te xool ni nag mbir mi affaire consommation la te ñun ñooy consommateurs yi ñun ñooy consommer mburu mi te dañoo bëgg mu nekk ci anam yu sell waaye mënuñoo d'accord mburu ñu di ko jaxaseeg boutique di ko jaay boutique boo xam ne jinax yaa ngay dox ca biir loo fa jaay daanaka di nga gis jinax laal ko wala kaña tey nga wëlbatiku di fa dugal mburu di ko jaay xam nga ne loolu mënul ni alors corona bi yàlla jële ko fi vraiment parce que xam ne sonal na askan wi sonal na ñëpp ci àdduna bi. Très bien, message bu mujj bi. waaw le dernier message mooy Omar di la waxaat joyeux anniversaire parce que yow moom loo dund rek doyul ñu ngi lay ñaanal vraiment nga dund 111 ans wax dëgg yàlla ndax liggéey bi ngay liggéey ci biir Thiès defe naa ne tey ni ma la koy waxee chaque jour kenn ku ne teg ngay sa bët ku yeewu balaa ngay def dara di nga xool partage de l'info lan moo fa xew te loolu bërki démb rek
nga ñëw ci géew bi waaye tey defe naa ni dañ naan moom ca kanam rek yaa nga ca kanam te doo fa jóg waaw kon Omar ca kanam rek ca kanam merci beaucoup.